salaam mbokk xarit am di jàmm yi maa ngi leen di ziar di leen màggal di leen di jox ku nekk cëram fu mu mënti nekk donc seen mbokk seen xarit seen doom Elément Bart ñëw rek di def benn vidéo bu gàtt jëmale ko ci le président Ousmane Sonko ak coalition Yewwi Askan Wi. donc dama seetaan léegi benn vidéo dama dugg ci net bi seetaan benn vidéo le doyen Habib Sy di wax ni le président Ousmane Sonko amul yéene bi sax wala soxlawul sax nekk député ci élection législative yi nii soxlawul sax gars yi investir ko. donc may ñëw en tant que sénégalais en tant que patriote en tant que ku bëgg réewam en tant que jeune engagé patriotisme nekk suñu deret yéene nag Sénégal ëllëgu Sénégal mu nekk ci anam yu baax ëllëgu Sénégal nekk ci anam yu positif réew yi suñu réew yu mag yi ñuy dégg ak réew yu avancé ñuy dégg ñu am ci yéene tollu fa. donc ñun suñu yéene boobu noonu la ñu am donc yéene boobu bu ñu ko amee nag tey dañuy taxaw di wax ak le président Ousmane Sonko di ko wax ni on a besoin de vous ci biir assemblée nationale. président Ousmane Sonko sa patriotisme nous dépasse, sa gëm sa réew nous dépasse. parce que quand j'ai entendu le doyen Habib Sy mu ne ndeysaan li nga boot ci sa ginnaaw ak li nga yenu fële ca Ziguinchor rek doy na la liggéey bi nga bëgg sumb foofu noonu tax na sax nga bëgg bañ a nekk député. mais ñun ñu lay ñaan ñun sénégalais yi le président Ousmane Sonko bàyyi ñu investir la ci liste yi. on a besoin de vous ci assemblée nationale. on a besoin de ces comme yow ku mel ni yow de ces genre d'hommes ci biir assemblée nationale. ndax tey bu ñu xoolee ni assemblée nationale ay député yi nga xamante ni amuñu xam-xam ci seen réew wala xamuñu li askan bi di ñu askan bi soxalu leen wala ni askan bi di toogee soxalu leen. donc tey ñun soxla nañu ay nit yi nga xamante ni xam nañu li askan bi di dund ñu ci ànd ak askan bi di ci xeex ak askan bi te seetuñ ci dara. kon on a besoin de vous encore une fois le président Ousmane Sonko. may wax ak nag la coalition Yewwi Askan Bi di wax ak yéen di leen wax ni ñun sénégalais yi ñun patriotes yi ñun jeunes yi dañoo soxla Ousmane Sonko ci biir assemblée nationale encore une fois. bu leen fexe wala bu leen juum ba bu leen ba bañ a investir Seydina Ousmane Sonko mu sell mi même bu moom bu ko bëggul loolu obligation la. parce que Ousmane Sonko encore une fois moomatoo sa bopp patrimoine nga dafa am yaakaar bi ne ci yow da ngaa boot yaakaaru askan da ngaa boot yaakaaru jeunesse bi nga xamante ni ils sont conscients xam nañu seen enjeu wu réew da nga nekk seen yaakaar. kon tey jeunesse boobu noonu dafa soxla ci biir assemblée bi. on n'a plus besoin d'une assemblée boo xamante ni partisane la wala assemblée boo xamante ni moomul boppam wala assemblée boo xam ne dañu di diri. on n'a plus besoin de ça. on a besoin d'une assemblée de vertu, de valeur, d'hommes dignes, de dignes députés. la ñu soxla ay député yu digne yu xam seen valeur xam seen bopp xam lu askan bi di dund. soxlawuñu ay député yuy trafiqué ay faux billets soxlawuñu ay député yuy trafiqué ay passeport diplomatique. kon on a besoin de vous yow mi gore Ousmane Sonko on a besoin de vous parce que tey fu ñu ko natt rek weesu na ko ku ñu gis tey loolu rek doy na muy lan. muy liggéey ci administration plus de 15 ans kenn mënu la jiiñ fukki dërëm wax nga ko dégg nañ ko te loolu leer nañu. kon loolu rek doy na ma ci yow waaw. gis naa sama benn frère bu bind léegi ne Sonko est toujours attaqué à l'Assemblée nationale. loolu gis nga sëñ bi lu bon bu ko ñëpp di def taxul mu baax. lu baax bu ko ñëpp bonalee taxul mu bon waaw. ñun
on a besoin de Ousmane Sonko te tey assemblée bii nii tey dañoo war a yeewaat suñu bopp. Sonko est toujours attaqué kon nag fii la ñu war a jëlee suñu destin en main xam ni kon war nañu changer assemblée bi war nañu fa teg des hommes de valeur li nga wax nii dëgg la léegi nag nañu jël suñu matuwaay nañu jël suñu yitte yépp teg ko ci législatif yi di ñëw parce que dañoo war a changer assemblée bi jël des hommes de valeur teg leen ko su boobaa kenn du attaqué Ousmane Sonko ñi koy attaqué minorité la ñuy nekk. kon dañu fexe jël assemblée bi def ko assemblée boo xamante ni tey du nekk assemblée bu ñuy diri wala assemblée bu ñuy takk ci buum di la diri donc loolu la ñuy laaj loolu la ñuy soxla te tey Ousmane Sonko comme ni ma la ko waxee moomatul boppam patrimoine national la dafa yaakaar la ci biir yaakaar yi dafa am lu bootu ci ginnaawam lu diis loo xamante ni tey peuple bu conscient bi dañu jël seen yaakaar ak seen Pastef teg ko ci Ousmane Sonko. parce que moo ko ñëw moo ko wane moo ko doxee kon tey moomatul boppam Ousmane Sonko du jël décision rek ne nii non tey mu ngi mel ni Ousmane Sonko nekkoon président liggéeyal Sénégal bëgg a dem ñu ne ko toogaatal noonu la demee rek waaw mu bëgg a dem ñu ne ko toogaatal donc loolu dañ koy ñaan encore une fois avec respect avec humilité ak nag patriotisme ak engagement ne ko sëñ Ousmane Sonko mu sell bi dañ laa soxla biir assemblée nationale kon ay bu ñu xalaat sax ñu bañ la investir ci liste yi non gis naa léegi ku laajte lu xew xam naa dafa nekkul ci waaw Diop nu mu tudd ma réew xaw ma lan nu mu tudd ci sama waa ji sëriñ bi sëñ Ousmane Sonko dafa ne jarul ñu koy investir ci liste yi législative nee na soxlawu ko loolu laa dégg doyen Aliou Sy wax ko mu ne parce que liggéey bi mu am ndeysaan patriotisme am ak liggéey bi mu engagé wu ci Casamance bëgg na sax bañ a dem di nekk député war a mun na ko bañ a yàqal ñu koy ñaan nag du ko yàqal dara ñu koy wax ni ñun patriote dañ koo soxla biir assemblée nationale ku ci mel ni moom ku ci mel ni Barthélémy Diaz ku ci mel ni des hommes dignes on a besoin de vous ci biir assemblée nationale parce que yéen kese ñu mën a défendre foofu noonu tey assemblée bi duñu ko bàyyi ñoo xamante ni moom ñu seen bopp ñu takk leen ci buum ñu téye assemblée bi di noot askan bi te xamuñu li askan bi di dund yàgg ñoo xeex ak ñun kon vidéo bu gàtt bi laa doon def di ko ñaan Ousmane Sonko mu sell mi le président di la wax ni on a besoin de vous encore une fois ci biir assemblée bi Barthélémy Diaz on a besoin de vous ci biir assemblée nationale bi parce que vous êtes des hommes de valeur yéen a ñu ko wan ñu gis ko da ngeen am lu bootu seen ginnaaw te dañu yaakaar ngeen ci dëkk bi yaakaaru jeunesse bi ngeen jeunesse consciente bi nag laa wax jeunesse bi bëggam réewam bi bëgg réewam donc ci yéen loolu lañu soxla ci yéen déggoon naa mag bu baax bu ne woon ma Ousmane Sonko tey bu nekkoon président dina dem ba bëgg a bàyyi ñu ne ko doo bàyyi loolu nag la xewee fii député bi Ousmane Sonko dañ la soxlawaat ci assemblée nationale waaye Yewwi Askan bi coalition bi yéen ñi ko jiitee maa ngi woo leader yépp bu leen nelaw sax Ousmane Sonko ci biir liste yi lay nekk bu nekkul sax tête de liste bi waaw day demaat assemblée nationale parce que le peuple a besoin de lui le peuple a besoin de ce grand homme ci biir assemblée bi le peuple a besoin de ce grand monsieur ci biir assemblée bi voilà li ma ci des nag les vermines moom waxuma seeni wax parce que ñoom xam naa ni moom loolu moo leen gënal tey bu ñu sañoon Ousmane Sonko du bokk ci liste yi mais Seydina Ousmane Sonko mu sell mi on a besoin de vous ci biir assemblée bi dama koy waxaat ko waxaat du bëri wax te nag ci patriote yëpp wax na ci patriote yëpp jóg sa patriotisme ak sa bëgg réew doy nañu loolu moom leer nañu naññ ndax lii des hommes un homme de valeur rek moo ko mën ñu fal la nga nekk maire nga ne non soxlawoo député te pourtant bu fekkoon ku bëgg nguur nga rek da nga ciy ngoy da nga naan non wala ngay xëccoo mais xëccoowoo ndeysaan lii mooy patriotisme lii lañ doon xaar genre nit yi genre responsable yi genre homme politique yi lañ doon xaar ci suñu réew yaa ngi ñu koy wan nag de plus en plus saa yu ñu xëyee yaa ngi ñuy wan sa niveau de patriotisme fu mu toll saa yu ñu xëyee yaa ngi ñuy wan sa niveau bëgg sa réew nu mu toll
saa yu ñu xëyee yaa ngi wan sa doylu fu mu toll loolu moom leer nañu naññ mais tey dañu lay ñaan encore une fois ne la da ngaa war a bokk ci liste yi te da ngaa war a demaat assemblée nationale waaw balaa 2024 incha allahu rabbi da ngay demaat assemblée nationale représenté ñu peuple bi nga xamante ni tey dafa am yaakaar ci yow peuple bi nga xamante ni tey seen bakkan bi ci yow lañ ko teg ginnaaw yàlla ak yonent bi pour nga redresser Sénégal donc dafa am yaakaar bu fort bu nekk ci sa ginnaaw bu tegu ci sa kaw dinañ ci ànd ak yow nag dina la ci gunge duñ la ci bàyyi mukk ngay wéet ndax doo ñu gën a gore encore une fois mais rek dañu lay ñaan li doyen Habib Sy wax ne dangaa bañ pour ñu dangaa bëgg sax ñu bañ la investir ci liste législative yi déedéet loolu moom du solution loolu moom du solution bul jël mukk assemblée bi di ko yàkkal ñële mukk bu ñu ko sax xalaat Ousmane Sonko bañ a bokk ci liste législative yi loolu mooy loolu mooy ceebu jën bu amul jën mooy ceebu jën bu amul xorom wallaahi Ousmane Sonko ñu bañ ko investir ci liste législative non loolu àdduna bu tukki la xalaatuñu ko duñ ko tëddee duñ ko nelawaale dañ koy waxee nag en tant que patriote en tant que ñu bëgg suñu réew en tant que sénégalais en tant que nag ñi nga xamante ni fii la ñu dëkk te xam nañu lu bëgg nañu suba suñu njëriñu réew tollu feneen donc maa ngi lancé appel pour tëj ko encore une fois tous les patriotes nañ ci jóg taxaw wax ci ñépp nañ ci wax may commencer rek pour tëjee ko ci la coalition Yewwi Askan Wi muy leader yëpp encore une fois jumte boobu moom bu mu leen mës a dal bu leen topp Ousmane Sonko ci loolu parce que moom ndeysaan ku doylu la mais bu leen ko topp ci loolu ñun ñoo ko soxla ci assemblée ba ñun patriotes yi ñoo ko soxla ci assemblée ba beneen bi nag moo koy tëjee ci moom ci boppam le président Ousmane Sonko on a besoin de vous on a besoin des hommes comme vous ku ci mel ni Barthélémy Diaz dama leen je vous cite vous deux dama leen di citer yéen ñaar man ragaluma ko dama leen di citer parce que yéen a yàgg ànd ak ñun man ku yàgg ànd ak ñun ci xeex bi muy metti ngeen ànd ak ñun muy tar ñi leen di faagaagal di leen fexeel ñii ñu tëj ci prison yi kii ñu teg ci jaram bi loo xamante ni dara nekku ci di ko jéem a tilimal ngeen nangu ko te bu leen neexoon ngeen jaay seen ngor comme ñu ko ñeneen ñi defee wor askan bi yéen ngeen topp di ñu gunge di ànd ak ñun fu askan bi mettit loo ngeen jug taxaw ci comme ni ma leen ko waxee léegi ba ay kaso fekk leen ci ba ñii ñu leen di jiiñ tey boo leen toogoon seen kër Ousmane Sonko bu toogoon fa mu nekkoon rek li yëpp du ko ci fekk ñu koy jéem a taqal ak waaye nañ xam ni jàmm bu yàlla teg loxo mbindeef ma ni la naafeq mënul ci dara donc on a besoin de vous ba tëjee ko loolu Barthélémy Diaz Ousmane Sonko yéen dañu leen soxla ci biir assemblée bi parce que da ngeen yàgg xeexal sénégalais yi te bu leen neexoon jaay ngeen seen ngor bu leen toppoon alal donc wala ngeen topp privilège wala ngeen topp nguur kon dem ngeen seen yoon bu yàgg bu fekkoon ay milliards dong la dem ngeen seen yoon ba wor askan bi kon lii yëpp du leen fi fekk Barthélémy Dias ñaata yoon la tëdd kaso ngir askan bi te kaso neexalul kenn kaso neexalul kenn ku sañoon doo fa dem mais ñaata yoon la ko def ngir askan bi Sonko mi tey ñuy jéem di faagal wala di ko jéem a tilimal loolu nga foog ni neex na ci doomu aadama neexul ci doomu aadama mais ñu nangu ko parce que seen gore ñu nangu ko parce que seen patriotisme ñu nangu ko ndax seen bëgg réew ñu nangu ko parce que dañoo askan bi nekk ci seen ginnaaw ñu bootu ko tey ñu jëlee privilège yëpp tegee ko ne leen dégg nañ ko fii ci discours Ousmane Sonko mu wax ko tey bu fekkoon ni jaay sa ngor la rek jaay na ngorom bu yàgg piis ñu koy piis kon dem na bu yàgg te instant bi nii waa yi fi nekk bu sañoon am Ousmane Sonko ci wetam bu sañoon am Barthélémy Dias ci wetam bu sañoon am ku mel ni Guy Marius Sagna waaw merci beaucoup frère yow mi mu fàttali loolu bu sañoon am ku mel ni Guy Marius Sagna ci wetam kon ñooñu ces hommes de valeur là ñun peuple bi bu ñu ko yàlla mayee nag ba ñu am ko bu ñu ko fooyee bu ñu ko kiyee dañ leen yóbbu ci assemblée ba parce que foofu foofu ñu représentant wu askan bi fa la ñu nekk te malheureusement nag gis nañu assemblée bi ci ni mu demee ci 10 ans yi ni mu demee ci 10 ans yi ñu nekk wala ci yeneen pouvoir yi fi nekkoon ak yépp assemblée nu mu nekk il est temps nag ñu moom suñu assemblée ñun ñu askan bi di yëg ci assemblée boppam waaw il est temps askan bi yëg assemblée bi
waaw il est temps askan bi di gis boppam ci assemblée bi parce que alal bi ñu fay dem bi fay jógee ci ñun lay jógee ci ñun lay jógee mais lu ñu fay nekkee lu dul tàccu lu ñu fay nekkee lu dul nelaw duñ sax ñëw kenn ka fa nekk di défendre ñu koy jéem a dal ci kaw muy Ousmane Sonko ak ñeneen ñi ci des te loolu minorité la woon léegi nag il est temps ñu am majorité ñun peuple bi ñu am majorité ci biir assemblée bi am majorité ci biir assemblée bi mais loolu ma dégg moom doyen Habib Sy wax ko ne Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ci baaxam ci bëgg réewam ci patriotisme am nee na sax garaawul bu ñu ko investir ci liste yi parce que liggéey bu mu war a liggéeyal waa Casamance rek doy na ko sëkk waaye loolu nag dañ lay wax rek ni Seydina Ousmane Sonko mu sell mi Casamance rek moomu la Sénégal la moom Casamance rek moomu la Sénégal lëmb ñoo la moom kon nag dañu lay wax encore une fois pour commencer ko tey bu beneen yoon nag ñu dàbbale wala ñu wàcc sax marche dinañ marche di nga bokk ci liste yi di nga ko jiite te dañuy demaat assemblée incha allah jaajëf sama gars yi kon dañ ko déggee noonu te partagé ko te wax askan bi nag nañu yeewu ndax yeewu jot na gis nañu démb li xew ma boros ci tuuti rek li xew ci hôpital bi nekk ci Louga ñu fooyee bakkanu jàmbur ba mu génn àdduna muy lu metti muy lu doy waar donc yooyu noonu yëpp war nañ ci bàyyi xel xam ni war nañu redresser waat suñu réew mais comme ni ma leen ko waxee Oudé moom ni mu la gisee noonu lay ëwalee tey bu ñu xoolee suñu dirigeants yi ni ñu mel rek kon tey bu ñu gisee photo sage-femme yooyu noonu wala ñu négliger ay bakkanu jàmbur ba mu génn àdduna kon tey bu mu ñu bett. ana ministre santé bi moo fi taxawoon di laaj Dakar jël ay milliards di ko pasaree ci dëkk bi xaalis boobu noonu bu ko dugaloon ci hôpitaux yi wala mu yokk salaire sage-femme yi ba duñu frustré ba di rey doomu jàmbur kon tey toll nañ feneen hôpitaux yi yàgg naa ko kaas donc mu ngi noonu kon il est temps ci yooyu noonu rek war na tax ñu jogaat suñu bopp parce que budget yooyu ñuy voté ci assemblée ba yooyu liggéey yooyu ñuy sant ministres yi ci assemblée ba lañ koy voté kon assemblée bi ñun ñoo ko war a jël suñu bopp jël ko suñu réew ana assemblée boo xamante ni ay passeport diplomatique lañu fay trafiqué ay député yoo xamante ni doyloowuñu ci li ñu leen di jox ñuy trafiqué ay faux billets donc doy na li xew démb ñu encore une fois ñu koy metti lu di jaale nag seen famille yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di wax nañ ci jël ay mesures gaa amuñu benn yaakaar ci suivi justice bi bon yàlla baax na peut-être bokk dinañ ko topp mais ñu ngi ñaan na yoon def liggéeyam ci cas bi nii bëri na nag ay cas bii dafa siiw rek bëri na fi de yàgg naa ko wax cas yi du jeex du xaaj jour bu may def sama vidéo il y a 3 ans 2 ans ci ginnaaw dama taseeg nit mu may wax ba sama yaram bi dama doon jooy donc li xew ci hôpitaux yi doy na waar bii dafa feeñ rek mais am na yu gën a garaaw yi nekk ci hôpitaux yi doo ko sañ a sax génnee donc nag ci il est temps loolu yépp bokk na ci législatif yi di ñëw ñu askan bi jëlaat moomaat seen bopp bu leen jël di votel nit ndax neex na ma ndax lii votel leen diw ndax kii mat na liggéey votel leen diw ndax jaar-jaaram nga xam ni kii liggéeykat la te bu fa demee dinañu liggéeyal wala dinañu kaasal suñuy droit loolu mooy wareef bi mais nag gaa sax gis nañu tey majorité sénégalais yi yeewu nañu ci loolu koo ci jox sa alal mu lekkal la ko ba pare bu duggee ci mbañ gàcce bi voté li mu war a voté gis nañ ko ci élection locale yi na gën a jolli nañ ko gën a dàbbali nañ ko gën a neexal na gën a metti na gën a saf na bàcc yi gën a metti nañ ko bàcc yi na gën a metti fii la wala la ñu war a nag redresser suñu réew moomaat suñu réew jëlaat suñu réew en main ñun askan bi ñun peuple bi ñun la jeunesse consciente donc jaajëf sama gars yi one love incha allah rabbi je vous donne rendez-vous ba beneen fii ak juillet incha allah on aura besoin de Ousmane Sonko ci biir assemblée nationale on aura besoin de Barthélémy Diaz ci biir assemblée nationale on aura besoin de Guy Marius Sagna ci biir assemblée nationale on aura besoin de Déthié Fall de Guirassy de ñeneen ak ñeneen ak waa Yewwi Askan bi ci biir assemblée nationale pour ngeen mën a changer waat wala ngeen dolli waat sénégalais yi espoir bu ñuy xaar depuis des années et des années on a besoin de vous le président Ousmane Sonko on a besoin de vous ci biir assemblée nationale yow laa koy tëjee one love vive l'Afrique vive le Sénégal jaajëf patriote